bi ñu falee anam bi ñu fekk ci dëkk bi muy dëkk bi setu muy dëkk bi bari na occupation anarchique maanaam fu neex waay mu toog mu gaare otoom walla otoom paan mu wàcc ko fa ñu seetlu ni dëkk bi lëndëm na ñu seetlu ni dëkk bi ci boppam ni muy doxee tax na ba tey jii Thiès nurootul une vraie ville li muy gën a nuru mooy ville fantôme ca Thiès waaye ñoo namm retrouver leur propre ville Thiès dellu nekk une ville une grande ville waaye ville nag soo ko waxee dafa am ci ay normes yu mu war a doxe loolu rek mooy mën a tax Thiès nekk ville ñu am yéene bu yaatu yoo xamante ni yeneen ni jëmmi jamono dinañ ci ñëw ak yéen waaye dañu yaakaar ni li jiitu ci suñu taxawaay ci dëkk bi mooy fexe Thiès nekk dëkk bu set mooy le cadre de vie ndax cadre de vie mooy mission primaire d'une municipalité kon li ñu bëgg mooy Thiès nekk dëkk bu set dëkk bu sell dëkk boo xamante ni ku fi ñëw di nga xam ni lii dëkk bi set na ci loolu la ñu am programme bi nga xam ni war na tàmbali le 29 war a jeex le 14 avril muy première phase nga xamante ni opération de nettoiement la et de désengorgement mooy artères yu mag yi ci biir ville ak yeneen i communes yi ñoom dinañ ci dikkaat ci biir ak ci biti dinañu fexe mu set waaye aussi dina am désencombrement oto yi panne nekk ci trottoir yi camion yi nekk ci trottoir yi mbaar yi nekk ci trottoir yi il faut ñu waxante dëgg dañu bëgg dëkk bi dellu nekk la mu nekkoon ñooñu jox nañ leen ay sommation oto yooyu nañu leen yëkkati camion yooyu nañu leen déplacer suñu leen yëkkatiwul bu ñu leen déplacer wul it je pense que ni opération bi su tàmbalee li mu war a def dina ko def di leeral tuuti rek ci benn mbir déguerpissement parce que am na solo première phase bi nettoiement la désencombrement am na nag ay nit yoo xamante ni fi ñu nekk du ay barab yu baax ñoom xam nañ ko ci tournée bi ñu doon def avec les différents maires ñoom xam nañ ci première opération bi laalul déguerpissement loolu mat na leer mais nit ñooñu aussi nañu xam ni foofu la ñu jëm deuxième opération bi suñ ko tàmbalee parce que bu fekkee dañu bëgg a defaraat Thiès def ko une ville loolu mënuñ ci ñàkk yëgsi mais dinañu ci waxtaan ak ñoom ñu jàppalante ci
ak ñoom ñi dimbalante ci ak ñoom ñu xam ni ñun dañuy liggéeyal askan wi rek dañu bëgg a defaraat toogaay yi ba mu gën a jekk ba Thiès nekk dëkk bu rafet ba Thiès nekk dëkk bu naat ndaxte loolu dafa am solo bi mooy bu ñu defarul cadre de vie mënuñu defar dara parce que dañuy wax un corps sain dans un esprit sain mais aussi une vie dans un cadre de vie sain suñu yéene mooy dëkk bi set ca fii ki fan dina am ay jéego yu am solo yoo xamante ni dinañu ko ci dox waaye opération bi du yam rek benn opération nettoyer dem suñu nettoyer defar dina am ay acquis dinañu fexe wut ay poubelle ñu poser ko ci artères yi ndax acquis yooyu duñ ko bëgg a préserver ndax suñu yéenee mooy def Thiès la ville la plus propre du Sénégal la ville la plus propre de l'Afrique fexe ba coupe du monde ville bi gën a propre Thiès gagné ko loolu mooy suñu yéene ndax mën nañu bañ a bëri xaalis mën nañu bañ a bëri ay milliards mais cadre de vie bu set bu sain jàpp naa ni soxlawul ay milliards volonté rek la laaj cadre de vie boobu dinañu ci investir yeneeni pexe ndax gis ngeen ni dëkk bi amul espace vert Thiès yëpp bu ngeen ko xool y a pas d'espace de vie dans cette ville il y a pas d'espace vert dans cette ville nous voulons reconstituer les espaces verts nous voulons reconstituer des espaces de vie ba Thiès nekk dëkk bu naat ci cadre de vie boobu agressivité bi nga xamante ni agression bi nga xamante ni cadre de vie bi mi ngi koy jot tax na ba Thiès embouteillage yi gis ngeen ni mu demee la mobilité urbaine au niveau de la ville loolu yëpp aussi dans les prochains jours dina am ay actes majeurs yoo xamante ni dinañ ko teg dans la réorganisation de la ville boo xamante ni jàpp nañ ni dina gën a tax nit ñi gën a mën a doxi seeni soxla ci circulation ci biir ville bi ci yenn écoles yi ci yenn rond-point yi ci yenn places yi nga xamante ni yenn heures yi Thiès waaye ci boppam dañu koy fréquenter loolu lépp aussi nekk na suñuy yitte ci cadre de vie boobu ci cadre de vie boobu aussi gis ngeen éclairage gis ngeen dëkk bi ni mu lëndamee loolu aussi ñi ngi ciy liggéey dans les prochaines semaines fexe ba lamp yi ci boppam mën a tàkk dans la ville de Thiès ba Thiès ci boppam parce que bu lamp yi tàkkee dina wàññi agression dina wàññi insécurité ndax loolu lépp ci cadre de vie bi la bokk kon ñun maire yi nekk fii yépp dañoo tàmbali benn révolution citoyenne boobu ñépp ci war a jàpp imam jeune chef de quartier commerçant bàjjanu gox les élèves les étudiants les journalistes dans le cadre de votre travail dans la communication ku ci nekk ñi jàpp ci xam ni liggéeyaluñu maître Ousmane Diagne defaluñu Birame Souleye Diop dañu bëgg Thiès dellu nekk ville bi mu nekkoon nekk une belle ville nekk une grande ville boo xamante ni di ngeen am fierté di ci yeewu ndax di ngeen gis ni dëkk bu set la di ngeen gis ni dëkk bu am ordre la di ngeen gis ni dëkk bu am cohérence la di ngeen gis ni dëkk bu am maandute la di ngeen gis ni dëkk la boo xamante ni nit ñi ñi ngi góorgóorlu ngir tabaxal ko suñu bopp fexe ba bu ñu génnee ba kenn du accepter benn mbuus bu gën a ndaw boo xamante ni mu ngi naaw fexe ba kenn du nangu benn serviette boo xamante ni mouchoir à jeter boo xamante ni sànni nañ ko loolu lépp nag éducation la laaj loolu lépp nag waxtaan la laaj loolu lépp nag communication la laaj ci boppam muy waxtaan wu yaatu révolution citoyenne boobu ci la ñuy woo waa Thiès ci la ñuy woo ñëpp ñi xam ni ñun dong mënuñu ko mais ñëpp nañ ci jàpp ngir ñu tabaxaat Thiès bu bees mais tabaxaat boobu ci
ay comportement la war a doon ci doxalin la war a doon ci suñu diggante ak cadre de vie bi la war a doon ba ñu fexe ba Thiès nekk la ville la plus propre du Sénégal, la ville la plus propre de l'Afrique et pourquoi pas la ville la plus propre au monde.